may sabige kumba faal borom faraxati canjar ndiyem daba mam say jayo indigal baal jambari xel koom ndigaloy wal jambari l'islam nena lees oyi nena lees wawul sabige kumba faalo ndigal faal jàmbaari di islam Faye et frère di kenkayri bi ànd ak jàmbaar yi tabax dellu siwaat na ginnaaw ba mu nekkee ca Géejawaay cité Aline Sow ca cité Dalal Jàmm ci ginnaaw hôpital Dalal Jàmm nee na saraax ci biir Thiès di leen nuyu indil leen kenkayri général lépp lu ngeen soxla ci seen fer carreau peinture sanitaire électricité plomberie aglo ak lépp loo xam ne rek seen service la ci wàllu kenkayri mën ngeen a jokkoo ak ñoom dinañ leen defal livraison à domicile fépp fu ngeen nekk ci Sénégal te du ngeen ci fay dara jokkoo leen ak ñoom ci téléphone ci 77 247 96 99 wala 78 329 89 29 wala nga jokkoo ak ñoom ci seen adresse mail faymbaye@yahoo.fr Faye et frère yamuñu ci dinañ def vente ak location de voiture ci marque bu ngeen ci bëgg bu ngeen soxlaa louer oto wala ngeen di jënd oto marque bu ngeen soxla woote leen ci téléphone bi di 77 224 91 18 224 91 18 Quincaillerie Générale Faye et frère mooy ànd ak yéen ci seen émission sama quartier. salaamaaleykum mbokk yi safoo di déglu la voix de la vérité Best FM 101.2 di émettre fii ci carrière dal leen ak jàmm ci seen émission sama quartier di émission bu leen Best Friend di defal ànd ceeg rajo Best FM altine bu jot 21h ci présentation bi Moussa Fall ak Ami Sène ma bàyyi Ami mu nuyoo ñu dellusiwaat ci waxtaan wi. mbokk yi jërë ngeen jëf comme niñ ko taamoo di defee rek lundi bu jot de 21h à 22h yéen a ngi seen émission sama quartier nag tey ñu ngi fii rendu leen suite fekk si ñoom Soda kon duñ def dara rek lu dul bàyyi Soda mu nuyoog mbokk yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd Soda Marème di dëkk Randu Leen Sud tey maa ngi dalal fii ci sama quartier ci émission bi sama quartier. merci xam nga kàddu gi Moussa Fall. waaw Soda kontaan nañ ci dalal bi wax dëgg yàlla accueil bi chaleureux na accueil bi neex na trop wax dëgg yàlla donc Soda Marème Dia yaa ngi fii ci Randu Leen Sud Soda fan nga ñuy dalal. fas yéene dem kër chef de quartier bi après ñu dugg ci koñ bi ñu xool koñ bi suñu jafe-jafe koñ bi ak lu ñu nekk ci koñ bi ak lu ñu naqal ci koñ bi yëpp ñu fas yéene kaa xool faram fàcce ko ci biir émission bi. jërëjëf mbokk auditeurs yi yéen a ko déggandoo ñoo ngi fii ci Randu Leen Sud ci seen émission sama quartier donc comme ni ko Soda Marème waxee dañuy dem kër chef de quartier bi bu ñu fa jugee nag xool baaxu koñ bi waaw mbokk auditeurs yi safoo déglu la voix de la vérité Best FM ba léegi ci seen rubrique dossier koñ bi ñu ngi woon fii toog ak suñu maam mi nga xam ne mooy délégué de quartier bi ñu koy wax maam Assane Ba ñu bàyyi suñu maam mu nuyoo ñu dellusiwaat ci waxtaan wi salaamaaleykum maam. aleykum salaam wa rahmatullah ginnaaw mooy nuyu auditeurs yu Best FM maa ngi nuyu en travers vos antennes Thiès gépp ak Randu Leen Sud yëpp pour ne pas dire tout le Sénégal di leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci seen ñëw bi pour leerlu bi nag dina ci am solo ndaxte bari na actuellement ñuy dem rek mais nit ñi duñu am ay repères te certainement buñ ci waxtaanee tuuti dugg ci biir ay repères dina taxaw surtout pour xale yi ak ñi nga xam ne dañoo ñëw fekk suñu fi ñu toog loolu daal la ci amoon loo xam ne dinaa ko ci ubbee. jërëjëf maam kàddu yi rafet na accueil bi macha allah kontaan nañ trop maam donc suñu première question maam Assane moom mooy quartier bi kan moo njëkk a doon chef de quartier. effectivement ki njëkk a nekk chef de quartier te je dis bien chef de quartier mooy sama maam Alaaji Ali Ba. waaw su ma juumul maam Alaaji Ali Ba 1889 1981. exactement photom bee nga gis kee taxaw ne moom la lii nga wax noonu la 21 février 81 nag la dudd àddina bi mu fi jógee bàyyi quartier bi autorité bi jox ko sama papa Isma Ba mu amee ko ba 89 man mi ma nekk assuré intérim booba temps maa nga ci direction travaux publics yaag yooyu à Dakar loolu mënul woon wéy ñu wëlbati ko jox ko sunu mbokk sunu xarit Alaaji Babacar Dieng boobu amee na ko ba pendant presque 7 ans yàlla defit mu weddi bi mu weddee ñu toog quelque temps dara amul woon ci quartier bi c'était y avait un vide tasanteeg man ñëw naa retraite bi ma dikkee retraite ci lañ ma dénk quartier bi ba suñu yoon la yàlla
tey depuis presque plus de 6 ans maa ngi exercer les fonctions de délégué de quartier. macha allah papa yàlla na la fi yàlla bàyyi la ak sa sago may la wér gi yaram maam turu Randoulène boobu noonu lan moo ko indi. d'abord ba la ñuy wax Randoulène da ngay jëkk a wax chef de quartier te actuellement le vocable qui est utilisé c'est délégué de quartier ki nga xam ne nag moo sos quartier bi muy Alaaji Ali Ba il était chef de quartier maanaam décision bi jóge woon Ndar di koy nommer c'était une décision qui porte comme chef de canton de Thiès ni Mbutu Sow nekkee woon chef de canton de Kaolack noonu la décision bi jóge gouverneur du Sénégal boobu temps c'était pas encore l'indépendance décision baa nga jóge Ndar gouverneur ba ñu désigné ko comme chef de quartier c'était le chef de canton de Thiès mais il résidait en ville bi nga xamee ni moom ci boppam def nañ ko chef de canton ki nga xam ni Baye Massamba Sall bi nekkoon chef de province amee fii yëpp Tivaouane ak yëpp tout ce qui est état du Kayor ak Diender booba temps commandant Lami ci boppam moo nekk fii comme commandant de cercle commandant de Lami war a appliquer décision gouverneur bu si nekk Ndar mu ni ko Ali Badé soo ko defee chef de canton de Thiès dina dugg ci sama province parce que booba temps Baye Massamba Sall mooy chef de province te Ali Ba man duma ko yilif ndax mënuma koo yilif jarbaatam Seynabou Sow laay denc moo ma jural sama doom yi ñoom Maysa Mbaye ak Mansour Khalifa ñu ñëpp Arma moo ko jur donc man mënuma koo yilif léegi li ngay mën a def ko woo ko chef de quartier comme ça nga rattaché ko directement ci yow parce que boobu temps commandant de cercle bi moo doon en même temps maire boobu moom la ñuy wax le régime de commune mixte mooy commandant de cercle bi mooy maire ñu wutal ko ñaari adjoint yu nit ku ñuul booba temps Adrien Senghor lañ jëloon comme adjoint ak Alaaji Ibrahima Taye bu Jaxaaw ñoo doon adjoint ñoo doon doxal maire yi léegi nag sama maam nekk chef de quartier donc chef de canton entre parenthèses rattaché directement au commandant de cercle Pierre Lamy moom la ñu tuddee cité Lamy gii. dëgg la maam loolu wax dëgg yàlla rafet na. puis donc papa ñu dellusiwaat ci question bi moom mooy turu Randoulène bi fan la jógee. turu Randoulène mooy Randoulène gu njëkk ga quartier bii ngay wax Randoulène sud ci Randoulène bu njëkk Randoulène googu la jógee mooy Randoulène nord fii tribunal commencé promenade de Thiessois wut si angle Fallou moo doon Randoulène tout court te tubaab bi dafa fekkoon ca jamono yi bi mu fi door a coloniser ay emplacement yu nit ñu ñuul yi dëkkoon mu leen Randoulène gars yi randu ñëw fii ci quartier boobu tudd tey Randoulène léegi bi nga xamee ni bëgg nañu créer le quartier là moo tax ñu pare ko léegi li jógee angle Fallou wuti Château d'Eau génn route de Dakar foofu la Thiès yemoon léegi nag bi ñuy investi defar quartier bi di koy lotir li féeteen foofu jëm si nii nga xam ne ay toolu séeréer yi dong la woon moom la ñu tuddee Randoulène sud fa leen nekk devenu Randoulène nord le premier Randoulène fii nekk Randoulène sud. donc su ma comprendre Randoulène bi moom benn la woon léegi nag bi ñu bëggee créer quartier bi la ñu def Randoulène nord et Randoulène sud ndax ci ñi def Randoulène fii Grand Thiès def ko Randoulène sud ñoom ñëpp Randoulène nord gay la ñu jógee particulièrement ñun par exemple sama kër maam Ali Ba fii tribunal bi nekk tey foofu la woon mais bi ñu taxulee indi leen fii ñu ndekkete sur le plan officiel dañu def Randoulène nord Randoulène sud noonu la demee te li tax ñu éprouver le besoin de créer le quartier là tout ça c'est une émanation de la grève de 1940 la grève des cheminots de 48 qui a duré 5 mois 10 jours une grève qui avait bloqué toute l'AOF Conakry Niger Abidjan Niger Bénin Niger donc territoire yooyu yëpp au point de vue ferroviaire c'était bloqué à cause de la grève des cheminots de Thiès ndax ñoom itam dañoo topp mouvement grève léegi affaire bi metti lool bi nga xamee ni nag au gouvernement français changé nañu le personnel administratif bi doon commandé fii ak yooyu ñu ni nag nañ seet ay pexe ils se sont rendu compte que Thiès gi dong yooyu territoire ma la wax yëpp Thiès gi ñoo leen bloqué les ouvriers de Thiès cheminots yi ñoo tax ñëlee aussi bloqué territoire yooyu donc Thiès était important ñu ni nag nan la ñuy def ak Thiès maanaam ñu commencé une opération de parce que ils se sont rendu compte que Thiès ci boppam amul woon benn urbanisation Escale moo fi nekkoon DMA gële mooy 10e moom la ñu tuddee woon DMA avant muy DMA mi ngi tuddoon Bamik avant Bamik mi ngi tuddoon Camp Faidherbe moom moo fi nekkoon lu ñu lotissé loo xam ni boo fa demee nga ni benn ville tugal France moom la ñu duppi rek teg fa wala nga dem Kanda Jaxaaw Kanda daa ci boppam fii polytechnique ak yooyu nekk moom itam boo fa demee defe ni dëkk la rek bu ñu duppee tugal rek ñëw teg wala kilomètre 2 yii ñett ñoo fi nekkoon ak Escale nekk loo xam ne daal ça répondait à un truc à une forme d'urbanisation normale léegi nag ñu ni il faut commencer par ça nañu seet nu ñu leen di nañuy urbaniser bu ñu urbaniser aussi indi fi ay services et des édifices pour d'État ñu ni bon comme ñun waa Thiès ñii la ñu def ak ñoom nañ def ba nax leen neexal leen ba defar suñ seen diggante ñoom urbanisation bi lan la war a indi en premier moo doon ñu créer une grande place tuddee ko place de France mooy promenade bi place de France la mos a tudd ñu tuddee ko place de France pour fàttali waa Thiès ak France pour ndax diggante bi bañ a yàqu ci la ñu tracé avenue El Hadj Malick Sy tracé la nouvelle route de Dakar là qui passe par le lycée alors que la route de Dakar passait par Jaxaaw rond-point Jaxaaw jëm polytechnique
génn wuti Alukañ wuti Pout foofu la yoon route Dakar nekkoon léegi nag ñu ci urbanisation bii ñu mujj def mooy indi bii ñëw jaar devant le lycée bi ñu ko defaree ñu ni bon daal di installé fu ñuy def mairie installé fu ñuy def tribunal installé fu ñuy def contribution directe mooy domaine fii ngeen wax domaine avenue El Hadj Malick n'en parlons pas bi ñu defee avenue El Hadj Malick daal di xët ci biir Randoulène mbedd yooyu ngay gis yëpp ñu fa jonk li ñuy laaloon ñoo ñëpp ñoo waroon ñëw fii constituer le Randoulène Sud. C'était tellement important que bi ñuy dañoo gaawtu defar pour former le quartier dañuy jëkk a def le marché def hangar bi soo seetloo hangar bi c'est pas en béton mais ay ferme métallique la yoo xam dañ koy visser boulonné gaaw mu gaaw école bi ñaari classe la woon moom itam du woon béton armé dañ ko defar ay ferme métallique pour ñu visser ko defar ko mu gaaw dispensaire ba c'était la même chose SP bii ñuy wax ONCAD léegi mais SP la woon moom itam gis nga ay montage la woon parce que il voulait réussir l'urbanisation et l'occupation des sols rapidement ensuite bi ñu defee marché bi aussitôt ñu dem jëli les Libanais sauriens ku ci dekk ñu jox la parcelle autour du marché pour créer un centre commercial fii école bi nekk école bi c'était un terrain de football boo xam ne école Djibril Diaw mooy école Djibril bii ñuy wax Thierno Elimane Sall Djibril Diaw ci lañ ko dagg mais ce terrain là avait une vocation sportive ñaari classe moo fi nekkoon des classes hybrides parce que xamuñu woon sax nuñ koy rattaché ci système d'enseignement bi parce que dañ doon jëli ay élèves ay jaxaaw taaxi kaw ñoo xam ni c'était des rebus xamuñu leen ñu def ñu dajale leen foofu jëli kàngamu enseignement benn pédagogue bu ngand bu ñuy wax Morital jële ji ko Bakel indi jox leen ko pour ñu mu former leen en même temps Morital était là pour encadrer le système BDS de jëli Gabriel Carvalho médecin africain bi nekkoon xombal indi jox ko dispensaire mooy le premier libanais yi aussi commencé installer defar seen boutique ak yooyu ba def fi un cinéma palace xam ni c'était le lieu pour comment dirais-je le loisir kenn mësul gis nag loolu cinéma palace moo dàqoon ci lépp ndax y avait un film sur film avant le film y avait du théâtre des gens yoo xam ne yooyu lañ gënoon seetaan si léegi terrain football bii ñu defoon école bi commandant Lami da koo dénk benn capitaine pompier bu ñuy wax capitaine chrétien tubaab la moo jëkk a nekk capitaine camp sapeur pompier moo ko fi installé mu dénk ko nag l'animation sportive de ce stade là qui était là mooy bi ma lay wax ni moo doon Djibril Diaw Sall Elimane Sall waaw bi mu ko dénkee capitaine chrétien boobu créé une équipe de football bu ñuy wax stade booba temps stade français moo nekkoon premier en championnat de France ñu duppee ko équipe boobu capitaine chrétien boobu nous a fait venir les Ngom Germain de Dakar les foyers France Sénégal pour des matchs de gala parce que terrain de volleyball ak basket ak football ñoo fa nekkoon ñaari classe donc terrain yooyu yëpp la ñu randal léegi def ko ay classe parce que le système d'enseignement a évolué nii le quartier bi soso nii la demee mi bi ñu jëkkee ñëw di jóge Grand Thiès ñëw fii koo wax mun la sanc ba lañ doon wax sanc ba mais au même moment vers les années 53 l'administration coloniale a créé le Grand Dakar là-bas à Dakar usine benn tali ñaari tali defar parcelles yeeg yëpp foofu waa Thiès yi dégg Grand Dakar ñoom itam ñu ni ils seront pas restes kenn du dem ñu des ñu ni nag comme bii moo doon bees ñoom itam ñu ni Grand Thiès mais sanc ba nga doon dégg alors que sur le dossier officiel Randoulène Sud moo ci nekk mais ñoom xamuñu ko woon ñu naan sanc ba bi nga xamee ni nag fal nañu sama maam Aliba ñu naan quartier Aliba mais nag yàggul trop affaire Grand Dakar ba la ñoom itam ñu ne Grand Thiès xam nga ñoom li ñu bëgg mooy wéy mooy mi ngi mel ni boo demee jàmm gën ñu ne la ang lawbe xam nga mooy moom moo kii mi ngi mel ni som gii som tuddul som subdivision outillage mécanique SOM tuddul som mooy Randoulène Sud 2 suñu Randoulène Sud B nag mooy Randoulène Sud 1 mais nit ñi ñoo ko tuddee som ndax TP som bi fi nekkoon moo tax som boobu rek dem moo tax nit ñu autochtones yi li ñu bëgg toujours moom mooy wéy moo tax ñu naan Grand Thiès mais Grand Thiès c'est pas le nom officiel mais c'est Randoulène Sud et puis Randoulène Sud 1 som gii nag Randoulène Sud 2 nii la dem dégg ngeen loolu mbokk auditeurs yi histoire bi leer na dégg naa ci sama maam mi ngi wax DN Dakar Niger moo ngi wax tamit grève cheminot yi nga xam ne ñun nettali lañ ci am donc Randoulène rëy na macha allah kon bu ñu comprendre Randoulène dafa ëmb som ëmb route de Mbour ëmb Grand Thiès parce que maa ngi dégg route de Mbour boobu noonu tur boobu lan moo waral route de Mbour. route de Mbour effectivement route de Mbour c'était un sous-quartier de Randoulène te foofu la dëkk bi yemoon moo tey fii église bi nekk Marie Reine de l'Univers xam nu mu la tudd secteur boobu nga gisee moo doon route de Mbour parce que booba temps tali route Mbour booy dem Mbour effectivement fii ngay jaar c'était une route caillouteuse là xeer bu xonq bi nga jaar nii jaar la forêt de Bandia mooy montagne yooyu nga daan dégg booba temps sax route Dakar bi ñëwagul fii route Dakar bi dafa fekk ci route de Mbour bi wax naa la route de Dakar bi rond point Jaxaaw la jógee woon romb kër yooyu kër Lat Fatim Sall ga kër Massamba Taye ga Ibrahima Taye wuti élevage fi élevage nekk donc ñëw Kanda
fi polytechnique léegi foofu la jaaroon wuti àllukaan wuti Pout mais bi ñu defee seen affaire urbanisation boobu ñu def fii ci Grand Randoulène Sud ak yooyu la ñu toxal si route de Dakar bi fii mais fii la boo tegee ñu naan route de Mbour boo tali Mbour quartier la woon li ëmb donc église bi Marie Reine de l'Univers kër yi ngi gis foofu yëpp loolu moo doon tali Mbour ñu koy wax route de Mbour ñu bari fii mën naa la ko wax foofu lañu dëkkoon moom itam dafa laaloon ci urbanisation boobu temps moom itam c'était pas urbanisé mais bi ñu def tout le Randoulène la ci lañ ko urbaniser noonu génne mbedd yeeg tout ça là waaw mais foofu mooy route de Mbour. kon donc mbokk auditeurs yi ñoo ko déggandoo Thiès mën nañ ni kon poumon la poumon wu Sénégal la poumon économique gu Sénégal. poumon économique Sénégal parce que d'abord te li ma la ko mën a waxee c'est le chemin de fer. ñun bi ñuy nekk xale au niveau du chemin de fer y avait presque 5000 agents presque léegi la demee nii mais booba temps moo amee lépp amee fii ba Bamako fii ba Koulikoro te yeneen pays yëpp ci fii lañ daan référé woo te bu ma la waxee ni Thiès c'est un poumon ñun am nañ fi l'éclatement du Mali taxul Thiès sombré le camp militaire là quand tubaab bi jóge nañ fi taxul Thiès sombré te avant Mali di éclater nos parents du Malien qui étaient qu'on appelait les Soudanais parce que le Mali là ça s'appelait Soudan le Soudan français nos parents du Soudan étaient très riches et avaient beaucoup de patrimoine ici à Thiès bon il y avait beaucoup de fonctionnaires et puis je vous dis que donc cheminots yi nekkoon nañu 4000 à 5000 agents avec une coopérative formidable góor gi Bikri yee ko amee woon bon au niveau du commerce il y avait les Libano-Syriens les maisons traditionnelles françaises là venant de Marseille ou de Bordeaux ay Vésia ay Nosoko yooyu yëpp Morel Prom yooyu yëpp daf fi amoon traite arachide bi kenn mënu la wax lu et puis ensuite Thiès booy seet mooy Tivaouane di Ndiassane cene baa ngi nii bon et puis la ceinture rurale là dafa compter woon beaucoup bon ensuite Lamine je dis Lamine Gueye Senghor ci boppam pour vous dire quand il démarrait sa politique mais fii la ko démarrer à Thiès fii la constitue sa base et tout c'est pourquoi bi ñu defee des communes de plein exercice indi vraiment commune boo xam ni ñun ci suñu bopp ñoo ko moom am suñu maire yooyu Senghor a été le premier maire de Thiès et dans ça comptait beaucoup sur l'activité politique la vie politique du Sénégal donc lii ma la wax ni la Mali éclaté na fi sunu mbokku bambara yi comment dirais-je soudanais yi dem camp militaire yi dem fonctionnaires yu bari dem mais teewul Thiès est toujours resté debout mais seetal bi ñu jëlee capitalu Saint-Louis deewul aussitôt dafa fay ça n'a pas été le cas de Thiès bravo waa Thiès jaraama waa Thiès moo tax esprit bii ñuy wax ni Thiès ay bañkat pat lañu ñun daf ñu fee jiitu na fi lool te ba nëga ni Thiès dañuy bañ waaw il n'accepte jamais de sombrer waaw mbokk auditeurs yi ñu leen di fàttali kooku mooy suñu maam Assane Ba donc wax na ay kàddu yu am solo ci Randoulène Sud mais wax na tamit aussi kàddu yu am solo fii ci Thiès parce que li mu naan Thiès bañkat dans le sang loolu moom la ñuy dund ba tey jii nii kon waa Thiès tàccu leen seen bopp. waaw que Thiès a un autre volet c'est le volet vraiment religieux où les daïra s'activent beaucoup donc là il y a une humanisation de la vie à Thiès mais surtout moom loolu wàllu gën a ñaaw li xale yi wax parce que koo gisee fii Thiès rek presque les 3/4 koo gisee mi ngi yëngatu ci benn daayira ou Mouride ou Tidiane ou Khadre ou ceci ou ça bon ensuite l'enseignement coranique bari na fi bon mais au niveau professionnel même je ne parle pas de la professionnelle vers la crème là mais professionnel pour parce que gis nga li ma la wax ñu bari fii ngay gis chemin de fer lañ daan formé woo danaan jël sa jarbaat sa apprenti wala sa surga wala say mbokk yu nekk ci kër gi nga yóbbu dépôt ñu toog fa di jàng métier 2 ans 3 ans 4 ans tubaab bi commencé leen dugal ci circuit bi ñoo nekkoon les ouvriers du chemin de fer
donc y avait pas amul woon lu ñuy kii daal bon alors donc loolu la vraiment on souffre beaucoup de cela les jeunes sont désœuvrés ensuite il y a la question de nos marchés là les marchés sont non je ne dirais pas mal organisés mais fréquentation bi c'est tellement accéléré que même les pouvoirs publics n'arrivent pas à encadrer cela et c'est quelque chose un facteur important c'est très important ensuite nga ñëw sur le plan de l'urbanisation il y a des efforts qui se font vers le monde rural ñu ngi le Thiès on est en Thiès bon mais il y a la question de l'électrification mais surtout l'assainissement avant da nga daan gis Thiès mu am ay caniveaux yu bari à ciel ouvert yu fi tubaab yi defoon mu am ay xeeru moellons yi lañ ko defaree woon yu bare ki deferlee ñu daan dem ba yëpp dajaloo romb école bi ñuy wax Jules Sagna romb sous le rail là romb wuti le premier pont de Tarkaw xale bu la mës a rëcc ci taw bi ñu ni wal ma yóbbu na ko premier pont nga ko daan fekk ji jëli néewam donc l'assainissement ne souffrait pas ici à Thiès quoi à l'époque mais actuellement il y a une léthargie on donne pas d'importance à l'assainissement tous nos quartiers sont ce qu'ils sont te ëllëg ak si biir dama ragal la am Ndakaaru mbënd ma ñuy wax ak yooyu ma sa am Thiès mais heureusement que fii sax y a une dénivelée booy seetlu courbe de niveau yeeg pente yi fi am sax dina tax ndax mi déferler mais kan kii naturel yi ravin naturel yi fi gis y en a trop et tout ça il faut s'attaquer à ça il faut s'attaquer aussi à la salubrité suñu koñ yi yëpp saleté baa ngi fi kenn xamu fu muy def kenn xamu ku koy jël kenn xamu heureusement que ñun ñi ñëpp dañoo abonné ci ay charrette ñuy ñëw di jël tous les matins mais les pouvoirs publics qu'est-ce qu'ils font bu njëkk lii amul woon on avait un service de voirie et des agents qui faisaient tout ce boulot là ak ay engins mais actuellement doo gis dara te pourtant actuellement budget municipalité yeeg yëpp ak dotation yi mi ngi gën a yokku mais dañoo war a cëral investissement bi au lieu di cëral ay dons yu ñuy def ak et cetera ak yooyu voilà. ah maam kàddu yi rafet na macha allah kooku moomoo du suñu maam Assane Ba kontaan nañu trop maam lan ngay tàggoo waa Thiès ak lan ngay wax sa jeunesse koñ. ah en tout cas sama jeune koñ maa ngi leen di sant di leen di gërëm ndax man de fi ma dëkk. On n'a pas ce qu'on appelle des délinquants vraiment dara du fa jub ci lu demee noonu te aussi jàmbaar lañu parce que dañoo am seen ngor malgré que liggéey ñu def dara koo ci gis mi ngi ànd ak ngor et seen échappatoire bu ñu gën a kii mooy le sport soo fi di ko nii par exemple takkusaan di nga gis xale Grand Thiès yëpp déferler wuti vers le lycée football heureusement pour se défouler là parce que stress beeg yooyu bon. ñu ngi leen di sant di leen di gërëm maire yeeg ñi fi nekk yëpp je veux dire les femmes jàppoon nañu ñu ngi seen tontine di toppatoo seen kii bon secteur la yoo xam ne yooyu yëpp pouvoir public yi war na ci def loxoom ndax mi ngi aider borom kër yi fi mu nekk góor ñëpp amul koo ci demati fekk muy joxe dépense jigéen ñi amee seen i kër. donc loolu war nañ koo organiser war nañ koo seet alors que bu njëkk nag fierté Thiès moo doon borom kër bu nekk yow yaa amee sa kër bu weer bi day jotee di nga dem coopérative indi sa coppe et cetera à la joie de tout même xaru tabaski sax coppe yi ñoo ko daan indi di koy joxe donc y avait une certaine fierté borom kër mais fi mu nekk benn borom kër bu la ni am naa fierté rek bariwul jigéen ñi amee kër yi ñooy defar ñu ngi leen sant di leen di gërëm ba beneen yoon nekk nag à votre disposition pour gën a waxtaan lu jëmale koñ bi ak dëkk beeg réew mi ci kanam. kon ba léegi ci dossier koñ bi ñu ngi fii toog ak Abdou
nga présenté wu def témoignage ci Soda Marème Dia. waaw maa ngi tudd Abdou. Soda Marème sama tante la. lan nga ñu mën a seedeel ci moom. lu ma mën a seedeel ci moom baax na yaru na waaw lewet na quoi. tante ju baax la quoi. loolu laa mën a wax ci moom. voilà témoignage bi rafet na trop macha allah. donc ba léegi fii ci quartier Randoulène Sud ñi ngi toog ak suñu benn grand suñu père ñu bàyyi ko mu présenté wu def tuuti témoignage ci Soda. salaamaaleykum père. Moussa na ngeen def ñu ngeen di gërëm di leen sant man Babacar laa tudd sant Diagne dëkk Randoulène comme ni ko waxee rek Soda pratiquement suñu rak la suñu jarbaat la donc liñ ko xamal mooy nekk na xale bi nga xam ne xale bu amul benn problème la déjà foo ko fekk elle est souriante xamul dara en quelque sorte mën nañu wax noonu quoi mais xam na ay magam xam na ay kilifaam respecté na leen donc nekk éducation bi nga xam ne peut-être yaayam instruit na leen ko moom ak ay frère am yi donc depuis man bi moo ko xamee mu judd sama kanam ba léegi franchement parler yàlla rek bu taxee may wax musuma gis lu ñaaw ci moom waaw donc ñu ngi koy ñaanal yàlla fi mu teg tànkam mu bañ ko fa jëlee li mu bëgg yàlla na ko yàlla may li mu ragal yàlla bu mu ko gis mais daal xam nañ ni daal xale bu mën a bokk ak ay loolu moom mën nañ ko seede ci moom. macha allah kàddu yi rafet na merci beaucoup grand. kii aussi suñu père la père Youssou ziar naa la père. yàlla dolli ziar Moussa. père est-ce que mën nga ñoo defal tuuti témoignage ci Soda Marème Dia mi nga xam ne moo tax rajo Best FM déplacé wu ñëw Randoulène Sud. loolu dama ciy sawar sax Moussa. ndax Soda lépp lu jëm ci moom man dinaa ci sawar. que baax na yaru na xam na mag respecté na ay nijaay. boo ko seenee sax ay bëñam ngay njëkk lépp nag jàmm rek moo ko waral. maa ngi moom nag ñëw de taxaloo kër mais jàmm rek laa xam ci moom jox mag ñi cër bëgg boppam respecté boppam di daan dooleem. Soda daal yal na ko yàlla jàpp. mbokki auditeurs yi kon yéen a ko déggandoo témoignage yi rafet na kàddu yi tegginu na macha allah donc Soda kon ñu lay wax ni ñaax nañ la parce que kàddu yu rafet rek la ñu dégg yaakaar naa ni kàddu yi ni mu amee noonu la jëf yi tamit méngoo. waaw donc ba léegi ci rubrique dossier koñ bi ñu ngi taxaw ak soxna si Fama lañ koy wax madame Diagne ñu bàyyi Fama mu nuyoo présenté wu wax tuuti ci koñ bi def témoignage Soda Marème Dia salaamaaleykum Fama. maaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp di sant sama jëkkër Matar Diagne ba pare di wax ci Soda ndax Soda lu may wax ci moom du jeex ndax Soda dafa nekk nit koo xamante dafa baax Soda mënu ma koo fay. saa yoo gisee Soda Marème bëñam ngay njëkk a xool da lay reetaan man Soda Marème daal moom maa ngi koy ñaanal li mu bëgg yàlla na ko yàlla fa man lu may wax ci moom mënu maa wax ci moom ndax damaa kontaan ci moom instant yi sama xol dafa fees mënu maa wax wasalaam. waaw dégg ngeen témoignage yooyu kàddu yi rafet na trop macha allah. ci dossier koñ bi donc ñu ngi fii toog ak waa membre ASC gu nay Randoulène ndax ku wax koñ wax ASC te ku wax ASC wax développement man maa ngi jàkkaarloo oustaz ma laaj ko mu présenté wu nuyu waa Thiès wax ak ñun ci ASC bi. salaamaaleykum mbokk Thiès yéen waa Best FM ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ci nekk ci sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Mouhamed Diagne ñu may wax oustaz Diagne quoi moom lañ ma gën a xamee man maay président supporter yi bu ASC Goney Randoulène di xamal ne waa ASC bi ñun ñoo ngi seen ginnaaw tey ñoo ngi seen ginnaaw suba parce que ay xale yu ndaw lañ xale yoo xam ne dañoo mobiliser wu bëgg seen i koñ lu ne dégg nañ ko pour war a mën a dem demuñu ñu toog seen koñ kon amuñu lu leen di leen sant di leen gërëm ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni ñun ñoo ngi seen ginnaaw yéen ba fépp ñu jàppale xale yi nag parce que ay xale lañ na ci ñëpp jàpp ñëpp nañ ci jàpp ñëpp bàyyiwuñu kenn na ci ñëpp jàpp ñu mobiliser wu te Randoulène dinañ ko gis ci kanam ak kanam yàggul dara li ci kanam rawuli bët quoi. dégg ngeen kàddu yooyu li ci kanam rawuli bët kon donc kii membre la ci commission féminine bi ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu. salaamaaleykum waa Thiès maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant man la vice présidente commission féminine bu ASC Goney Randoulène maa ngi tudd Yacine Ndiaye. waaw dégg ngeen kooku mooy Yacine Ndiaye donc Yacine en tant que membre du bureau de l'ASC Yacine lan mooy seen activité pour nawetaan yi. wàllu sport bi suñu xel dal na ci parce que xale yi ñu am jom lañu tubarkalla macha allah mais si wàllu culture bi ñun ñu ngi ciy dox li ñu war parce que am nañ sax benn événement nii di ngeen ko jot programme bu rëy. donc Yacine ban message ngay lancé jeune Randoulène yi. waaw message bi may lancé mooy woo naa waa koñ bi yëpp bàyyiwuma mag bàyyiwuma xale na ñëpp ñëw jàpp ci parce que xale yi ñu neex a jàppale lañ te ku leen jàppale ñu dem. donc dégg ngeen kàddu yooyu loolu moom mooy ASC Goney Randoulène ñu doon ay xale yu am jom xale yu organisé gëm seen bopp macha allah yal na leen yàlla lafal cet di leen wax ni aussi nii la rek koñ moom jàppoo booloo la ngir jëm kanam parce que li olof di wax du dañ mooy mbooloo mooy doole te association sportive et culturelle comme ni ma amee habitude di ko wax fa war di boole pas di tàqale kon donc dégg ngeen appel boobu noonu képp kuy jeune Randoulène gëm sa koñ jàpp ci parce que pour nga jàpp ci koñ bi il faut nga jàpp ci association yi. kii ñu toogal suñu maam la suñu papa la doon mag mu baax doon aussi référence ci Randoulène Sud mi ngi tudd maam Pape Seck ñu bàyyi ko mu nuyoo waa Thiès daal di waxtaanee koñ bi asalaamaaleykum maam. waaleykum
waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu leen ziyaara di leen balu ak di leen balu ak naaw nag ba ma sant yàlla julli ci yonent bi solo sant way jur yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm taarixi koñ bi nag xëy na ma xam ci tuuti mais li ma la mën a xamal mooy ci Randoulène Sud Randoulène Sud ni mu tëddee mooy Randoulène Nord moo jur Randoulène Sud Randoulène Nord moo jur Hersent moo jur Sampaate moo jur Diamaguène moo jur Grand Thiès moo jur Cité Lamy donc décentralisation bi dañ doon wax ci Randoulène la jëkke Randoulène Nord fii nag mooy Randoulène Sud cosaan na nag xëy na cosaanam xëy na xam nañ ci dara xamuñ ci dara te suñu waajur suñu maam suñu baay suñu lépp Tafsir Malick Ndiaye moo fi nekkoon ànd ko baay Tafsir Malick Mbaye radiyallahu taala papa ñoom Mourad ànd ko mag yu baax yi fi nekk ñoom góor gi Bu Ndiaye ñoom Mansour Faye ñooñu ne fi noonu góor gi Malle Dieye moo tax ñu naan jàkkay Malle mooy jàkk ji mooy papa ñoom Mansour ànd ko papa ñoom Baro Mbaye Alaaji Moustapha Samb ànd ko góor gi Adama Dia ànd ko Alaaji Bikri Dieye bi nga xam ni moo dëkkoon fii ci koñ bi taranga budul jinne moo defal ko nit ñi boobu ko ànd koog ñoom Bilal Fall ak ki ñu wax Bilal defe naa mooy sa maam ki ci des mooy papa yi ñoom kii Fall Aliou Amdi Diagne moo dëkk fii ci côté bi et góor gi Moussaf Diagne góor gi itam ki nga xam ni mooy Bilal Fall mooy sa maam ki ci des mooy papa yi ñoom kii Fall bu ba ak papa yi ñoom Abou Wali Ba ak ki tax moom papa yi ñoom Galaay moo tuddati ancien policier dama ko fàtte tuuti kooku nag ginnaaw yàlla bu ngeen gisee ñëw tey ba toog di ma laaj may wax ak ñi wax ni jël référence ci man moom la ginnaaw yàlla parce que en 54 dama daan def su ma jógee fii le matin dem ak sa mbàjj dem sama ñoom papa nekk Mali ci revenir à 21h 22h 23h de la nuit su ma ñëwee góor gi Oumar Fall su ma ñëwee sa mbàjjen ubbi ma dugg reer daal di tëdd bés ñu wax ko yëpp Oumar Fall mu ànd ak Galaay Diop góor gi Galaay Diop ñu jël si ma à minuit yóbbu ma seen kër di ma dóor ba 5h du matin 5h 6h ku dóor daal ba doyal dem dóor ñëw naar yi toog di jàng alxuraan ba ma fa jógee la normal ba tax ku ma gis ni ma noog donc góor gi Oumar Fall ginnaaw yàlla mooma parce que nit day wax dëgg ñu nekk ak moom ñu nekk ni ci koñ bi nekk nag bu rafet nekk fekk Jaawara mi ngi fii toog góor gi Jaawara nekk fi ak papa ñoom Malang Soane nekk fi ak papa yi xale yi ñoom Omar Ndiak mu doon jiite jàkk ji nekk fii ñun ak géer gi góor gi kii seen moo doon jiite suñu jàkk ji doom ji moo ne kon kii chef de région Sénélec bi fii nekk fekk Sini Kase ak papa ñoom kii ñu tudd waay léegi Abdou Karim Diallo léegi dama leen ginnaaw yàlla ak ñaanu wu jur yi lii ma nekk léegi ba tax ñu may woo ak a wax bu nekk kii di Omar Fall ñoom moom bu dul woon moom du ma mel ni ma mel donc ma koy remercier ci di ma def ba ma nekk ni may gërëm ñëpp Randoulène Sud nag suñu maam Ali Ba fa nekkoon yor ko yorin bu rafet bu mu demee suñu nijaay suñu waajur Isma ba yor ko yorin bu rafet biñ demee ki ñu wax Babacar Dieng nekkoon président ligue secrétaire ligue de football nekkoon cheminot nekk ci affaire association yi nga xam ne mu ñooy dem nit ñi màkk ak umra nekk mbir di taalibe Cheikh bu amul morom yore ko yorin bu rafet bi mu gaañoo nag rek am na intérimaire Assane Ba la ñu wax. waaw dégg ngeen kàddu yu rafet yooyu kon donc ñi mu fi lim nii moom mooy suñu maam yi nga xam ni ñoo sañ ci koñ bi suñu maam yi nga xam ne dañ doon dund boo bu exemplaire la di ànd di xàccandoo di dóorandoo mu mel ni benn famille la biir Randoulène. ni ñoom dañu bëgg ñoom man ma nekk délégué quartier koñ bi man leen ci wàll boppam mën na nekk mais Randoulène ni nga ko gisee xam nga mi ngi commencé ang Sëñ Fallu ñëw ba ci fii ci baar
continuer ba ci rokaat mu jaar dem ba hôpital dellu si ñëw loolu mooy Randoulène Sud am fukki jàkk ak ñetti juma fukki jàkk yi benn suñu koñ la ñaareel bi jàkkee murit ñetteel bi jàkk ji nekk ginnaaw jàkkee murit ñeenteel bi mooy nu mu tudd waaye jàkkee tukulóor juróomeel mooy jàkkee xaadir juróom-benn mooy jàkkee ñoom papal juróom-ñaareel bi mooy jàkkee Alaaji Cissé juróom-ñetteel bi mooy jàkkee Maguette Diop juróom-ñeenteel bi mooy jàkkee ñoom Mansour Niang fukkeel bi mooy jàkkee Guy Texe ñetti mosquée yu mag yi nag mooy jumaay murit jumaa ju mag ak jumaay Idrissa Gay mooy loolu moo constitué Randoulène kooku mooy Randoulène Sud Randoulène Nord mu jógee ang Sëñ Fallu dem ba ci station Yàquba romb pompier dem ba ci Kër Labé mu wër ñëw ba fii ci dellu si ñëw fii dem ba ang Sëñ Fallu woon loolu mooy Randoulène Nord som départ ci baar bi dem continuer ba ci rokaat ba ñëw dem ba ci station Sel dellu si wàcc nii ñëw loolu mooy som donc ñun bon yàgg ñu fi 47 lañ fi ñëw on était tout petit mais nag yi ci ba man dëkk boobu nekkee ba defal lu mat presque 70 ans ci benn koñ war nga fa xam dara ñu nag ñu koy gërëme suñu mag ñu baax ni suñu bàyyi suñu wëjur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon vraiment bëgg nañu kontaan nañu. ban message ngay wax sa jeune koñ. li ma ci def mooy gën naa ba ma sant te yàlla ak julli ci solo sant sama soxna si nga xam ne moom ma jàppale ci lépp sant sama njaboot ci déggal guñ ma déggal donc li may def mooy ci wàll boppam xam ne góor jeune kon yi dañu bokk ndey bokk baay ñoom dem nañu ba ni dañu wër biir sax def délégation dem gisi maire parce que man dama postulé woon pour nekk délégué de quartier il faut qu'on se dise la vérité dama postulé woon man pour nekk délégué de quartier ci wàll boppam bu fekkee ni loolu def naa ko xale yi wër bitu yëg ko même buñ ko yëg kon ba ñu ngi dellu yéen di leen gërëm di leen sant si ni que ñu koy ñaan yéen nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant nii rek la kenn amul dara kenn mënul dara waaye nag ci wàll boppam ngeen am seen i baay seen i waajur seen i baay ngeen dem gis leen waxtaan leen waaye nag. Baye kooku suñu maam la suñu papa la suñu référence la ñu ngi naan ko Pape Seck ñoo ngi koy gërëm aussi ci disponibilité bi di leen wax aussi ni yéen a ngi woon seen rubrique dossier koñ bi ami bu ñu jugee ci rubrique dossier koñ bi nu ñuy def ami. Moussa ginnaaw bu ñu jógee ci rubrique dossier koñ bi duñu def lu dem déglu ci suñu boîte vocale xool ba xam li fa gaay bàyyi. Vous avez atteint la boîte vocale de 886 280 Au signal, veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Merci. Problème bi boo koy seetlu mooy la question de la jeunesse. Les jeunes sont désœuvrés, il n'y a pas d'emploi. Il est vrai que aussi l'offre d'éducation vers le secteur professionnel bariwu fi, les gens sont désœuvrés, etc. dafa am lu ñu handicapé mooy dañu jël fu nekk ñu def ay égout mais Randoulène ba léegi amagu ko du moins côté bi liñ ci bëgg mooy ñoom leenu assainissement am na mais ay mbooloo bu ñu bokkee dajale waa koñ bi ñu bëgg nañ ñu defal mi lu ñu laaj ñu seet ni ñu koy cotiser ni ñu koy defee bu ñu mairie bi dimbalee ñu bokk bu ko mairie bi moom def ñu def sponsorisé ñu def ko ñu wël bi ko ñu am ay égout bu gis nga gisee nit ñi kër yi dañu xat ñuy tuur ci biti di tuur ci mbedd yi lu gënal kenn parce que mënoo fóot ba pare amoo foo ko tuur te itam bu fekkee ni espacement yi dafa tuuti donc du sotti il faut ñoom ñu dimbale ñu la mairie ak ñi nga xam ñoo amee affaire yi kii bi ñu defal ñu benn ni mu ñëwee nii jóge ne jaar ginnaaw ko seen Saloum Touré jaar ne côté ba dem ba fële ñoo nii te Amadou Dieye wàcc ba ci koñ bi noonu ci roxo bi donc bi ni mu ñëw ba ci roxo bi def ñaari kër mënuñu continuer def yeneen ñaari kër ndox imam papal ña nga fa ñoom Dramé nga fa donc mën nañu par exemple léegi dañu jël benn tuyau dugal ko léegi ku bëgg a branché ñu ne da nga joxe nangam ñu branché la nga wëlbatiku ci wàll boppam di kii ne noonu lañ ko bëggee yeneen ko ñu waa kër am di njaañ côté boobu yëpp waa kër ñu Maurice ñu wëlbatiku di jox leen defal leen noonu ñu dimbale ñu li lay war suul yi ñu defal ñu loolu bu ko defee bu ñu ko defee ci côté bee def ko ci côté bii da ngay xool fii oto mënatu fi jaar mais bu ñu ko defee bu xasee ba defar ko ba mu normal ñëpp kile dootoo gis ndox bu ñu tuur ci tëli ci mbedd mi te itam nit ñi dem dimaan ndox mi ñu tuur ko wala nga fóot ba pare amoo foo ko tuur
nga tuur ko ci tam c'est pas normal. donc mbokku déglukat yi loolu moom moo doon suñu boîte vocale problème yaa ngi noonu te yaakaar naa ni suñu autorités yi ñu ngi koy dégg ba tey ñu ngi ci quartier Randoulène Sud donc ami bu ñu dégloo suñu boîte vocale nu ñuy def. mbokk yi ginnaaw bu ñu jógee suñu rubrique boîte vocale duñ def lu dul dem sama best place nag tey dafa seet si waa Vélocity mi ngi nekk Randoulène Nord en face poste de santé Randoulène dend ak tribunal régional directeur bi doon Saliou Ndour ñu gën ko xam ci Petit nekk ancien coureur équipe nationale du Sénégal kon nag du ma def lu dul dugg ci biir rek nuyu sama directeur nuyu naa la. waaw maa lay fay soxna. yaa ngi am jàmm. maa ngi jàmm baax a baax. yaay directeur Vélocity tey Best FM seen émission sama quartier seet si la pour defal la suñu best place. waaw loolu moom vraiment maa ngi rafetlu quoi di ci kontaan xam nga bon di leen ñaanal quoi xam nga affaire bi jëm ci kanam ak kanam parce que lii moom xam nga initiative bu rafet la quoi moo tax ma ko mos a waxee ma ne ko am benn problème loolu moom xam nga dina ma neex quoi comme ça yu ñëw xam nga ñi nga xamuloon place bi xam ko xam nga ñi nga xamante ni parfois dañuy bëgg vélo te duñu xam nga est-ce que fii am na yenn genre vélo yi quoi xam nga loolu noonu dina leen permettre ñu ñëw fi xam ne fii nii kees am na benn boutique bu nekk tur Vélocity boo xamante nii day jaay ay vélo yu xam nga vélo yoo xam ne bokkul ak yenn vélo yi quoi comme ay vélo chinois wala dara. Petit ma lay laaj milieu bi nii yàgg na fi nekk. waaw milieu moom dafay nekk sama benn rakk quoi sama rakk Soda xam nga vraiment mu may jàppale ci liggéey bi te xam naa sax moom laa leen bàyyil comme ça moom xam nga mu gën leen présenter quoi peut-être xam nga ngeen gën a waxtaan ak moom dana leen wax loo xamante nii peut-être man ma leen ko fay wax parce que moom sax li fi nekk sax moo ëpp man li ma fi nekk parce que moom toujours mu ngi fi te man parfois ma voyage yi dem wuti ay bagages genre yooyu noonu mais moom chaque jour chaque lundi ba samedi mu ngi fi du bougé dem fenn donc naa leen bàyyi ak moom dina waxtaan ak moom comme ça moom gën leen wax. waaw kon directeur nee na moom rakkam la fi nekkal rakkam ñu gën ko xam ci Soda ndax moom du toog dafa bëri activité kon Soda yow la ñuy waxtaanal puisque yaa fi nekk à tout moment léegi Soda dañu bëggoon nga wax ñu boutique bi fii lu fi nekk. waaw fii boutique bi fi ñoo ngi fi jaay ay vélo dañuy jaay vélo xale vélo mag vélo yëpp la ñuy jaay daal toute sorte de vélo dañ koy jaay fii nii. waaw Soda vélo yu bëri na fi lool léegi ma bëggoon nga citer ma yan genre vélo ñoo fi. waaw fii nii am na ay vélo Trek ak ay vélo Scott façon vélo yoo bëgg da am na fi nii marque yu bëri am na fi. kon nag gars yi gis ngeen nee na façon vélo bu ne am na fi te comme ni mu ko waxee aussi dëgg la vélo yu bëri nañ fi lool façon xeetu vélo bu ne gis nañ ko fi te dañoo toll ci vacances xale yi dañuy bëgg a relax dañuy bëgg a dem ci surtout place de France doxantu yor seen vélo di foo kon waajur yi daw si leen jëndal seen doom VTT yaa ngi fi façon vélo bu ne ngi fi mais yéen Soda est-ce que vélo rek ngeen di jaay. déedéet dañ jaay vélo ak ay pièces vélo yëpp dañ koy jaay ak ay équipement vélo yëpp dañ koy jaay. kon nag dafa mel ni lieu bi moom neex na dugg ndax boo fi duggee di nga am vélo bi am problème di nga am loo koy réparé waaye léegi Soda lee may seen mu mel ni ay bouteilles lu mu doon xam nga man lu ma xam ci vélo daa bariwul. butéelu ndox la ci vélo lay nekk. waa Soda rek yéen seen vélo yi fu muy jógee. waaw vélo yi ay venant la fépp la jógee ci àddina bi ay Angleterre France Italie fépp lay jógee ay venant lay doon am na ñoom am na carbone façon vélo boo bëgg am na fi. mais vélo yi est-ce que am na garantie. waaw vélo dañ koy garantie 2 ans. loolu neex na boo jëndee vélo ñu defal la garantie 2 ans daw si leen jënd vélo ngeen am garantie 2 ans ndax léeg-léeg nga dem jënd vélo occasion ñu jaay la ko nga daw ak moom 2 jours vélo ba yàqu te kenn du la remboursé yaay perte bu ngeen di jënd dara dee leen jënd lu am garantie moo gën a wóor waa Soda ma bëggoon a xam nag yéen fu mu toll nii ndax da ngeen def livraison à domicile ou bien. waaw ñu dañuy def livraison à domicile ñu am na ay clients fépp am nañ client Dakar Pout Saint-Louis fépp bu ñu bëggee vélo dañuy woo rek après ñu jënd ko def ko ci oto yi mu dem fépp Sénégal rek ku bëgg vélo boo ñu woowee rek incha allah dañ koy jot même pas 24 heures nga jot sa vélo. loolu neex na livraison à domicile même pas 24 heures nga jot sa vélo kon nag képp ku soxla vélo rek mën ngaa daw si ñoom Soda ñu ngi fii nekk Randoulène Nord dend ak poste de santé tout près du tribunal. Soda lay wax say client ak aussi nga fàttali seen numéro téléphone ak adresse. suñu client dañuy sant di leen gën a parce que boutique bi ñu ko ubbee ba léegi xadduwuñ benn yoon chaque jour ñoo ngi ñëw di jënd bu dee câble 100 francs fi dañ ko jënd see dañu jógee dëkk ak dëkk ñëw ba ci boutique Vélocity Thiès ñoo ngi leen sant di leen gërëm suñu numéro téléphone nag suñu numéro téléphone 77 301 61 83 wala 77 989 13 47 wala ba tey sama numéro mooy 77 116 14 112. Soda fàttalil mbokk yi adresse bi. waaw ñoo ngi fii nii ci Randoulène Nord en face poste de santé Randoulène ñu gën ko xam ci PMI ñoo ngi takkaloo ex Walfadjri tamit soriwuñ dara bourse de travail. kon nag bërëb bi neex naa xam ñu ngi fii Randoulène Nord dend ak ex Walfadjri jàkkaarloog poste de santé dend ak tribunal régional kon mbokk yi daw si leen Vélocité ngi leen di xaar amul xale amul mag amul ndaw. Soda ñu ngi lay gërëm di la sant si sa disponibilité ak ni ñu dalalee su sunu émission sama quartier surtout nag sunu best place. maa gën a kontaan ami kontaan naa si ñëpp Moussa Fall mami bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu waa best friend ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim cuum. ami bu ñu noppee ci sama best place nga xam ni moo doon Vélocity nu ñuy def ami. waa ginnaaw sama best place ñu nekkoon fii si Vélocity duñ def lu dul dem déglu nag waa commission culturelle best friend lu ñu indi ci seen best xakataay. xoolal ma lii rek regardez-moi ça. aca kaay leen ñëw leen.
mais docteur bu fekkee ay piqûre la piqûre naa ci 1 heure léegi la piqûre ma ngi nii ma lekk. man tey du ma piqûre de. kaay li nuyu du ay piqûre ñëw leen rek. mais docteur man heure boo leen ma piqûre sama yaram bi day dee rek man heure boo leen ma piqûre sama yaram bi day dee rek. waaw yow moom sax tane nga d'ailleurs léegi nag dama leen di daal di defal benn test boo xam ne ku ko réussir da ngay ñibbi sa kër ak dugg leen ci biir bureau bi ñu commencé. acca toog leen dégg nga yow moom dégg naa tey paña nga yoroon di root ndox nga tuur ndox bi yépp ci four bi te retourne dans ta chambre wéragoo dégg nga li ma la waaw docteur man kañ laay wér yow moom nee nañ ma léegi commencé ngaa wér yaa ngi góorgóor léegi nag dama lay poser benn question boo ko tontoo trouvé ko ñibbi léegi dégg nga waaw docteur nangu naa waxal posé ma ko léegi ma wax. waaw man yow booy sang xar nooy def. mais loolu yomb na damay jënd sama omo root sama ndox boole dama koy xëbal ba mu xëb boros ko ba mu set wecc. très bien je le savais dama jël si sax xamoon naa ne wér. tu es guéri je signe tes papiers nga ñibbi ok. docteur bu ma dog may ma yeggale su ma ko sangee ba mu weex taal képp ko ci ligne bi. noppi li docteur. amul docteur dara. kon nag ñoo ko dëggandoor liñ ci mën a jàngatee rek moo di ne nit ku nekk boo fekkente ne da nga am mbokk wala xarit wala dëkkandoor bu feebar bu ko ree ndax li ñuy wax naan laago du wees feebar day dabe xel bu wëlbatiku nag mën na dal ku ne te nit ñi boo seeti doon nit ñi duñu dof mais nit ñee leen di dofloo ndax da ngay feebar wala nit boole la ci société bi jàppale la nga wér mais duñ ko def dañ lay yokk problème yokku la feebar boo rombee ñii di ree de gauche à droite finalement yow da ngay taxaw naan ñii luñ may reetaan nañu changer habitude yi bu nit feebaratee xëcc ko boole ko sa bopp consolé ko ba nga xam ni xelam day dellu si mais buñ ko yokku dof di ko yokku feebar loolu daal lañ ci mënoon a jàngat kon nag loolu moo doonoon seen émission sama quartier sama nekkoon tey fii si Randoulène ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi safoo seen rajo Best FM 101.2 la voix de la vérité di leen jox daje lundi inchallah même heure même fréquence kon nag Soda yow it ñu ngi lay gërëm di la sant ndax dalal bi ngi dalal rafet na lool bëgg nañ trop ci yow. maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Best FM parce que yéen a déplacé wu jógee Carré ñëw ba fii Randoulène pour def ay témoignages suñu quartier maa ngi leen gërëm di leen sant di gërëm waa Best FM ndax man ci laa bokk parce que man maa nekk directrice des ventes maa ngi gërëm waa koñ bi di gërëm suñu waa kër di gërëm sama yaay bàyyuma kenn di gërëm sama jabaru mag yi bàyyuma kenn di gërëm sama mag bu may liggéey parce que jàppale na ma trop di gërëm Ndoura sama taaw yaay di gërëm ñëpp sama waa tante bàyyuma kenn ku leen jur ñoom maa ngi jub top bàyyuma kenn maa ngi leen gërëm yéen ñëpp waa ASC bi ñëpp ran leen bàyyuma kenn ku leen jum te kaw ba suuf ñëpp laay gërëm ñëpp franchement kontaan naa ci yéen surtout yow Moussa Fall aw Moussa Faye maa ngi lay gërëm di la sant dama la ñaan rek yàlla li nga sumb ni yàlla nga ci génn ak jàmm barke Seydina Mohamed di gërëm tamit Fama Diagne aw ma fayam ñoom Père Yu Babacar Diagne ñëpp bàyyiwuma kenn waa kon mi ñëpp laay gërëm ndax ku lim juum ndax li ñu def dafa raar parce que biñ ko def fekkew ma te dañ maa wax a seede ma seede yu rafet aw ma seen fay. waaw mbokku auditeurs yi safoo la voix de la vérité loolu moo doon seen émission sama quartier donc ñu ngi leen di tàggu di leen jox daje ba altine incha allahu rabbi 21h bu jotee sur la voix de la vérité 101.2 asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Faye et frère di kenkayri bi ànd ak jàmbaar yi tabax dellu siwaat na ginnaaw ba mu nekkee ca Géejawaay cité Aline Sow ca cité Dalal Jàmm ci ginnaaw hôpital Dalal Jàmm nee na saraax ci biir Thiès di leen nuyu indil leen kenkayri général lépp lu ngeen soxla ci seen fer carreau peinture sanitaire électricité plomberie aglo ak lépp loo xam ne rek seen service la ci wàllu kenkayri mën ngeen a jokkoo ak ñoom dinañ leen defal livraison à domicile fépp fu ngeen nekk ci Sénégal te du ngeen ci fay dara jokkoo leen ak ñoom ci téléphone ci 77 247 96 99 wala 78 329 89 29 wala nga jokkoo ak ñoom ci seen adresse mail faymbaye@yahoo.fr. Faye et frère yamuñu ci dinañ def vente ak location de voiture ci marque bu ngeen ci bëgg bu ngeen soxlaa louer oto wala ngeen di jënd oto marque bu ngeen soxla woote leen ci téléphone bi di 77 224 91 18 224 91 18 Quincaillerie Générale Faye et frère mooy ànd ak yéen ci seen émission sama quartier. may sabige kumba faal borom faraxati janjar ndiyem daba mam say jayo indigal baal jambaari xel koom jambaari
soy nena lees waxul sabige kuma faalo ndigal faal jàmbaari di islam jàmbaari Xelkom nina lees ooy nina lees waxul jàmbaar ooy faal jàmbaar ndigal bàyyi góor faal may sa bige kuma faal jàmbaar ooy ndigal may sa bige kuma faal jàmbaar ooy ndigal may sa bige kuma faal njarama xoli ba bàyyi góor faal malay woo faal may sa bige kuma faal nena lees ooy nena lees waxul bul dégg daal di gëm wala gis rek di waaw gis dama war a leer dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëw koy leesooy ni na lees waxul njaarama ndigal bàyyi góor njaarama yooy jàmbaar bi faal jàmbaar wooy ni la góor di mel faal jàmbaar wooy ni la góor di mel faal góor bu doonee baayam tuumam wàcc na faal may sa bige kumba faal yaay setu Ibra Faal may sa bige kumba faal sama Ibra Faal a feeñal Mahamadu Bamba jàmbaar wooy ndigal faal nena lees ooy nena lees jàmbaari Islam jàmbaar wooy ndigal faal may sa ndigal faal may sa bige kumba faal borom faraati janjan ndiem daba maam say njaay sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba si a bàyyi góor may sa bige kumba faal sa maama feeñal Bamba si a bàyyi góor ma degen Demba Faal sa maama feeñal Bamba may sa bige kumba faal nde jàmbaari Xelkom nena lees faal nena lees waxul bul dégg daal di gëm wala na gis ni waaw gis dama war a leer dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëw koy leesooy ni na lees waxul faal yaramooy seen ndigal bàyyi góor yaramooy seen ndigal bàyyi góor seen ndigal jooyatuma si faal may sa bige kumba faal jàmbaar jàmbaari lislaam jàmbaari lislaam góor bu doonee maamam may sa bige kumba faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut ci Baay Góor may sa bige kumba faal lépp a ngi ci ndigal faal nee na lees ooy nee na lees waxul 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 nee na lees ooy nee
nee naa lees waxul nee naa lees ooy nee naa lees isa bige Kumba Fall borom faraxati ca njandem daba mam say